ñu ngi nuyu président yi nga xam ne ñoo jiite organisation professionnelle de la pêche di nuyu coordonnateur CLPA yëpp di nuyu képp ku fi teew di nuyu itam suñu mbokk yi nekk ci ginnaaw CAPS waxuma ko ci kàllaama waaye CAPS di organisation boo xam ne macha allah rafetlu nañ seen taxawaay parce que fi ñu toll nii ñu ngi liggéeyal secteur bi liggéey bu mucc ayib ñu ciy nuyu seen président muy Aliou Thiam di rafetlu taxawaayam. noonu la ñu nuyoo bépp kuréel bu fi teew ku lim juum en tout cas jigéen ñi suñu mbokk yi seen teewaay rafetlu nañ ko ñu ngi leen di nuyu di bég lool ci li ñu leen fekk. parce que mbir mi nag il faut ñu laal ci tuuti ci aada bi. waaw kon nag xam naa ni ñenn ñi bég nañu waaye man de sama mbégte moom mënuma koo natt. li ñu fi dajale tey mooy immersion pot à poulpe yi nga xam ne mu ngi bëgg a doon aada ñu ci rafetlu bu baax taxawaayu CLPA yi nga xam ne tey comprendre nañ mission bi nga xam ne nguur gi en tout cas moo taxoon mu créé leen waaye di rafetlu itam accompagnement bi nga xam ne am nañ ko ci partenaires yi lu mel ne Union européenne ak lu mel ne USAID yi nga xam ne tey dañ leen jàppale ci liggéey boobu di remercier baax autorité administrative yi mu fekk yëpp ak organisation bi nga xam ne yéen comité d'organisation bi ku gërëm te gërëmul comité d'organisation bi dana des te li ñu indiwoon mooy immersion bi waaye ñu profité ci itam pour jébbal juróom fukki moteur yoo xam ne dafa bokk ci politique bi nga xam ne président de la République Macky Sall moo ko sumb jëmle ko ci secteur bi man nag sama mbégte mooy que ni biñ ma dénkee secteur de la pêche ak économie maritime ma xam ne man lii lépp samay mbokk mooy li ñuy wax les gens de la mer ma ñëw fu ma dem ci salaamaaleykum ñu ne ñu président Macky Sall dem na ci secteur bi lu kenn deful ñu ngi koy gërëm ma ne kon nag liggéey bi war naa yomb kon nag lu ma ci yokkul bu ma ko wàññi foog naa ni taxawaay boobu dana yomb kon nag lii firnde la ci mooy programme moteur yi dama leen di wax nag bu budget 2021 génnee ngeen xam ni président fulal na ko parce que dana am montant bu ëpp bi newoon ci budget bi bu ciy nekkaat incha allah kon di ngeen xam ni programme bi lu ñu bëgg a yeesal la lu ñu bëgg a yeggali la ci ndigalu président de la république noonu la demee wax ngeen ko sànq ci ay gilet de sauvetage dama koy wax souvent pour la may gilet de sauvetage di la ko jox à 2500 maanaam presque daf la ko may parce que xam ngeen ni muy jar waaw wax ngeen ci moteur yi sànq dégg naa ñu naan moteur buy jar 1 million 90 wala 1 million 240 waaw bu dee loolu lay jar te président teggil la ci 1 million foog naa ni loolu it war nañ ko sant di ko gërëm bu baax a baax parce que yombal na liggéey wax ngeen ci carburant bi juróom ñetti milliards at bu ne président dana ko dugal ci subventionné essence bi ngeen di utiliser pour dem géej kon loolu li lu am solo wax neen ci wàllu mbël ba fële ca Guet Ndar mu doon loo xam ne lépp képp kuy mool jaaxaloon na parce que lañ fa ñàkk ci ay mbokk a jéggi na dayo yàlla may ñu loolu ci autorisation ak ndimbal président de la république jàpp naa ni saafara am na parce que marché boobu jox nañ ko benn entreprise boo xam ne entreprise internationale la bu ko war a liggéey ci ñetti weer ak genn wàll kon loolu it mën nañ ci am yaakaar kon bu may continuer di lii foog naa ni dana bëre mais dañu sant yàlla kon ci foofu laa rafetlu taxawaayu mareyeurs yi maa ngi ciy nuyu président yi fi nekk ku mel na Thierno Mbengue ñu koy nuyu ci taxawaayam ku mel na général Djibi Ndiaye ñu koy nuyu ci taxawaayam bu ma limee rek dinaa juum waaye maa ngi nuyu ku mel na Jabel jógee fa seen mbokk fa la ca Yoff waaye ay acteurs itam yoo xam ne tey ñoo jiite CAPS bi ma wax muy Aliou Thiam waaye seen mbokk seen xarit ki nga xam ne mu ngi leen di jàppale yéen a ko wax muy El Hadj Niang di armateur fee ca port de Dakar. Sopp ay ndaa nag dafa yàgg ci département de Mbour depuis 2006 ñu liggéey ak japonais yi lañ doon def activité bi mais ren li ci am solo mooy dañu defar fukki junni ay ndaa ak juróom ci ndimbalu Union européenne ci protocole bu mu am ak ministère de la pêche ak USAID ak usines yi nga xam ne ñooy liggéey ci poulpe bi ak organisation professionnelle yi lu mel ni CAP lu mel ni GAIPES ak lu mel ni UPAMES. tey jii nag ñu tànn Mbour li tax ñu tànn Mbour mooy Mbour dafa am ay doom yu fi dëkk di liggéey ci CLPA bi gëm gestion de la ressource lépp looy def ci yeneen dëkk yi boo ñëwee Mbour dañ la koy aaye
Mbour moom napp ko sax dàkk moom la ñuy prôné moo tax tey ñu daje fi pour sóob ay ndaa ci loolu aussi ministre bi di profité waale fi di fi joxe ay moteurs yoo xam ni ci benn subvention la bu président de la république mayoon pêcheurs yi depuis 2016 tey jii ministre indi na 50 moteurs yoo xam ni da koy jox ay moolu département bi te day continuer si loolu. ci beneen bi aussi ñuy gërëm ministre bu baax parce que ñun Mbour ñu ngi doog a am chance ministre ñoo présider suñu événement daf daan yebal rek directeur mais bii moo ñoo ko ñaan mu ñëwal ñu ànd ak délégation bi yëpp ñu ñëw toog fi kon il faut ñu sant ministre gërëm ko ndax activité bi am na solo li ñu ci dugg rek mooy sóob ndaa yi nappam yaranka mën a sax dàq si département de Mbour may gërëm nag ñi si àndal ñii ñëpp ñoo ma mag coordonnateur CPA bu Joal mu ngi nii bu Sindia Sud mu ngi nii bu Mbour mu ngi nii bu Ndayane mu ngi nii man maa fi gën a nekk xale mais man lañ jox bis bi ñëw seen ginnaaw jox ma kàddu kon dama leen di sant ak ñi nga xam ni dañoo bàyyi seen ité yëpp ñëw toog ak waa Mbour man aw ma seen fay yàlla laa leen di bàyyee la leen yàlla fayal ma am na kàddu boo xam ne mënu ma ko bañ a wax mooy ñi ma dëkkal Mbour mu mel ni président Aliou Lakhone mu jiite UNAPAS mu xëy suba mobiliser waa UNAPAS yëpp ñu ñëw fi kuréel gi nag moom man du ma leen gërëm dama leen di ñaanal yàlla parce que ay xale la ñu si bëri man maa leen mag loo fi gis fii mu taxaw rek mat leen waa kuréel gi ñoo ko fii kon mënu ma def lu dul ñaanal leen yàlla dëgëral seen taxawaay bàyyi leen fii ba ñu li ñu yéene si Mbour yàlla nañ ko yàlla defal mu am loo xam ne nag dama koy wax parce que démb la xew su ma ko waxul tey day loolu daal muy Alaaji Badu Ndooy bi nga xam ne dañ ko def jaraaf kon su ñëwee toog fii man loolu mënu ma ko ñàkk ba ñu tudd si mbooloo mi pas bari ñun ñëpp ñu war a ànd bokk bokk bari mais nag ci kaw loolu yëpp tey mënuñu ñàkk gërëm Aliou Thiam di jiite CAP di wax ne Aliou Thiam dafa taxaw ci secteur bi ne bëgg na man ak ñi ma àndal ku mel ni El Hadj Niang dëkk Mbour pêche artisanale pêche industrielle ñu ànd bokk ndey bokk baay fee géeju Sénégal nappu Sénégal jëm ci kanam ñuy xàjjandoo di dóorandoo lu xew ministre bu woote ñu dajale autour du table waxtaan trouver solution te dama jàpp ne loolu c'est très important kon loolu dañ koy rafetlu bi ma paree foofu damay gërëm tous les présidents des quais de pêche du Sénégal parce que tamit bu gaa yi demee géej ci quai de pêche dañuy démarqué bu ma nekkee président quai de pêche Mbour ñu dajaloo quai de pêche Sénégal yëpp fan ma nekk président tous les quais du Sénégal loolu lu rëy la sama secrétaire général muy Ibrahima Samb mooy président quai de pêche Joal moo nekk le secrétaire général national du réseau des quais de pêche kon ñun bu ñu taxawee taxawal nañu quai de pêche Sénégal yëpp mais nag bala ngay terminer am na benn doléance monsieur le ministre dama bëgg nga yóbbaale ko mooy quai de pêche bu mel ni Mbour bu mel ni Joal c'est des quais incontournables ñun on a une période de pêche 12 mois sur 12 maintenant les quais de pêche là dañu toll si un état de vétusté def nañ ci 20 ans plus kon tey monsieur le ministre la réfection de ces quais là c'est indispensable parce que Union européenne su ñëwee Sénégal bëtëm ak làmmiñam ci quai yooyu la ko teg kon quai yi bu mel ni Mbour bu mel ni Joal ak yeneen c'est très important c'est très utile pour que état bàyyi xel ci ñoom pour que tamit ñu nekk au norme kon monsieur le ministre boobu doléance def bi la ko jox. maa ngi leen nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ci mobilisation bi xam ne def ngeen ko muy waa Joal yi waa Mbour yi ñoom Mortalla Gueye ak Mor Fall ak sama secrétaire général ak mboolem daal ñi nekk mareyeurs yi nekk Mbour yëpp seen taxawaay bis bi gis nañu ko waaw solo bis bi lu am solo la ndaxte tey jii li ministre doon def tey jii jël ay ndaa di ko tëbbal ci biir géej gi pour jën bi xam ne moo gën a seer gën a manqué am ci biir géej gi loolu dafa nekk lu am solo joxe fi ay moteur joxe fi ay siré kon tey jii bis la boo xam ne bis la bu am solo loolu itam ñu si gërëm CAP mu xam ne da caa bokk mu ta Alioune Thiam jiite ko mooy mu am taxawaay bu mat sëkk lépp lu ko war ci bis bi def na ko ñu ànd ko suñu ministre tal dégg ngeen ministre la pêche taxaw gërëm nañu ñëpp gërëm nu Alioune Thiam gërëm yéen acteurs kon loolu rek vraiment dafa tax ñun ñëpp ñu gën a àndandoo gën a góorgóorlu
tax wane na moom ne secteur de la pêche moo ko ñor wane na ne tey mareyeur la bëgg wane na pêcheur la bëgg moo tax tey jii Aline Thiam xam ne moo jiite CAP te man ma jiite collectif national de mareyeurs ñun ñëpp ñu ngi wax suñu membres yi ñu àndandoo bokk ndey bokk bàyyi li may wax SONES bi nga xam ne ñoo nekk Mbour rek ak mareyeurs yi nekk Mbour il faut ñu jege sama secrétaire général ak sama président départemental ñu toog waxtaan ak moom mu recensé ñi xam ne ñoo bokk ci collectif bi ñu xam ñaata ngeen su ko defee incha allah financement boobu ngeen bëgg daañu ko def te it naa fexe ministre bi recevoir leen mais naa fexe itam CAP recevoir leen su ngeen paree ci liggéey boobu rek incha allah su ma secrétaire général wooye ak président rek danaa fexe CAP nga xam ne moo nekk port yore bateau yi mu recevoir leen suñ fa jógee itam ñu fexe ministre de la pêche recevoir leen bon ñun ñëpp ñu àndandoo soobu ci liggéey bi pour lu mën a soxali Sénégal en tout cas daal kontaan naa ci mobilisation bi liggéey bi rafet na gis naa lépp sama xol sedd na ñu ngi ñaan yàlla defal ñu jàmm merci beaucoup. pour ci affaire repropriation bi finalement ñu doon sóob ndaa yi ak doon defaale benn cérémonie ak muy def benn révision pour wàllu affaire moteur gaal yi yooyu yëpp pour subventionner yooyu yëpp moom lañ doon indi ñu àndoon nag suñu président collectif national de développement du Sénégal muy général Djibi Ndiaye mu accompagné ko bokk koo xam ne nekk koo xam ne dafa sës rek ci ministre bi du def ministre bi du def dara te tàgguwu ko lépp lu mu ko wax ak lu mu ko xalaatal loola da koy def moo tax tey ji moom mi général biig la fi financé woon mi ngi fanaan hôtel doon préparé rek bés bi ñun ñëpp ñu ngi biig ba léegi ñoo ngi daw nekk ci bés bi pour bëgg rek mu mel na nga xamante ne bii suñu borom dogal na maanaam lañ bëggoon am nañ ko ci. lépp ma ngi nii kii boo gisee tey ma taxaw fii man gis sama affaire mais dañoo jàpp sama oto fukki weer ak yaa téye ko mënu maa jot ci oto bi fu ni waaye xam dugg na fa mën ma cay jot kii ba mu Sénégal Djibi Ndiaye bu ko déggee xam nga ñaata fan la ma jot sa oto bi ñetti fan barke borom Tuubaa. Djibi Ndiaye yaakaar naa Sénégal umpaleetu ko ñun ñi nga xam ne dem nañ ci assemblée générale bërki démb mu nommé bureau ñu ma commission fal bépp nit boo xamante ne ni yaa ngi jógee ci kuréel yi di liggéey ci wàllu pêche président Djibi Ndiaye jokkalante na ak yow jël ci ay membres yoo xamante ne ni da leen a dugal ci biir collectif bi ñi nga xam ne dañuy liggéeyal askan bi ñu koy rafetlu bu baax a baax di wane ne comme kii li mu wax mareyeurs yi moom ngi taxawee ne mi ngi taxawal jigéen ñi ci ay financement mi ngi taxawal ay frigo taxawal ay frigidaire pour congélateur pour jigéen ñi macha allah. Mbaye Sarr laa tudd salaamaaleykum maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen di nuyu Baye Mbaye Diop mi suñu kilifa ak Baye Mor Fall ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax di nuyu suñu président di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi ñun ñi nga xamante ni moom mooy suñu bunt ci président ñu ngi koy ñaan ñun jeune mareyeur Mbour ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk fi di liggéey ñu ngi boot ci ginnaawam di ko ñaan mu jàppale ñu bu baax a baax ndax ñun ay jeunes lañ te fi lañ nekk am na ay jeunes yu jël ay gaal di dem Espagne yi def lu ne ñun nag ñu ngi toog fii gëm suñuy réew yaakaar ko moom pour mu jàppale ñu ci président mu dimbali ñu ci wàllum ay financement ak ay bassin ak ay frigo ba ñi dem Espagne bi ñu bisee ñun duñ leen ñee kon ñun fii lañ am fii lañ jëm kon ñu ngi koy tàllal loxo bu baax a baax di ko ñaan ak yàlla kàttanal ko yokk manam ak pas-pasam bu baax a baax ñu ngi sa ginnaaw tey ñu ngi sa ginnaaw ëllëg loo wax loolu lañ wax ndax ñun Pape Mbaye Diop lañu am ak Pape Mor Fall fuñ ñu ne foofu la rek foofu la. wàllu géej fii la tàmbalee fii la soxeekoo kon maa ngi gërëm waa Mbour yëpp di leen sant bu baax di wax nag ne tey jii liñ fi dajale di bés bu am solo bés boo xam ne bésu acteurs yi la mu nekk bés boo xam ne aussi gis nañ ne waa Mbour am nañ ci taxawaay bu mucc ayib parce que depuis démb fi laa fanaan pour rek fekkee ak gis ni ñuy teeroo ki nga xam ne kenn la fi ñun muy sunu ministre le ministre Alioune Ndoye di ko xam ne sunu ñaan moo faju si moom sunu ñaan moo faju si moom ndax dañ amoon ay jafe-jafe yoo xam ne ay manquement yoo xam ne si pêche bi dañ doon wax ne naka la ñuy def ba mu faju yàlla def bi mu ñëwee la faju ndax gis ngeen ne jafe-jafe bi waa Ndar amoon bi la ministre Alioune Ndoye ñëwee si la faju gis ngeen ne subvention yi taxawoon na muy machines yi ñëwaat na ubbiwaat na ko ba fan yi ñu ngi joxe fu ne ay machine te machine bu nekk may nañ la si 1 million dama ne loolu kon ndimbal la si wàllu essence bi aussi boo xoolee buñ demee ba essence bi baykat yi di ko jël naan dañ koy jënd di ko yóbbu si tool yi nga xam ne kon am na lu suñu ministère de la pêche taxawee ak gouvernement bi nga xam mooy gouvernement Sénégal chaque année dinañ si def 8 milliards yoo xamante ne subvention lay def lañ ko siy def ba mu mën a oyof bañ mën a jël ko di ko utiliser di ko jënd kon mën naa wax ne kon monsieur le ministre sa taxawaay si côté boobu gis nañ ko yemuñu si
taxaw nga récemment ne réer dafa xew yi ba fi mu nekk nii géolocalisation yi nga xam ne dañ doon ubbi kayit di ko tëj di ko ubbiwaat di ko tëj fi mu nekk nii barki démb rek ña ko yor ñëpp ku nekk am nañ si benn taxawaay ba fi ne nii dañ ko delloo techniciens yi di xaar pour nga xamante ne réer bi nga naan dafa xew yi mën nañ fi jógee mu xew yi pour toujours ndax fu waay nekk rek dinañ mën a xam fan la boo amee jafe-jafe dañ mën a xam fan la kon mën naa wax ne monsieur le ministre da nga yéex a ñëw man nag yàlla def na ne dama àndoon nax la président Macky Sall bi dara doonul dara mais dama ne bi mu nommé le ministre Aly Ndoye laa ne nommé na ma ndax nag fi ñu toll nii li ñu soxla woon si napp gi yëpp kii bokk si ñun di le ministre Aly Ndoye indi na taxaw na pour saafaral ñu ko te tàmbali na ko kon boog nag may wax yéen acteurs yi ñun acteurs yi nañu dajaloo autour du CAPS pour mën a ànd defar li nga xamante ne mooy napp gi ndax CAPS nag taxawaay la boo xam ne dañ ne coalition la coalition bi si boppam doonul len lu dul dañu ne mareyeur bi micro mareyeur kay waas ka am bateau ba nga xamante ne ka yor gaal muy man mii yor gaal comme yéen ñu ne na ñëpp dajaloo di bokk fu ñuy toogee parce que amul woon di bokk fu ñuy waxtaanee parce que amul woon di bokk foo xamante ne fa la ñuy dimbalante parce que amul woon loolu yëpp buñ ko defee je pense que bu dee ñàkk waxtaan la woon dootul amati bu dee ay problème bu dootul amati ndax biir néegu sëy sax bu amul waxtaan yaakaar naa problème day bari kon boo CAPS kon bu demee ba ne nañ dajale ñëpp di dimbalante que ëppale sa morom fekk sa morom bi amul dara ci suuf nga dalal ko loxo jàppale ko ka nga xamante ne yaa ëpp sa morom xel nga def la tout ba di toog ak moom ba ngeen maase ay bëgg-bëgg bokk ay bëgg-bëgg yaakaar naa loolu mooy CAPS génnewul nag CLPA génnewul li nga xamante ne mooy réseau des quais de pêche sama président Adama Sall jiite ko jiitewul CLPA yi nga xamante ne sama coordinateur yi ci ginnaaw yëpp ñu ngi fi yu jàmbaare yu am solo yi damay bañ a lim parce que ku lim jiim bàyyiwul aussi yi nga xamante ne mooy kuréel yi lu mel ni INAPAS FNEMS ak li nga xamante ne sama kilifa muy Jibi Ndiaye nga xamante ne moo ko jiite collectif des acteurs parce que nag des mareyeurs parce que li tax ma ne Jibi Ndiaye sama kilifa man day képp ku téye Aly Ndoye rek ma téye la ku ko ngëb nga ma ngëb la ku ko cof ma cof la fa ma ko teg nag mooy dama dem ba tolloox moom foo xam ne dama ne bu nee wow na dama naan koŋ bu nee tooy na ma ne xepp bu nee ñuul na ma ne kuk bu nee xonk na ma ne cur ndax nag monsieur le ministre lépp lu mu wax def ko sama xel nag gën a dalati nag bi ma ñëwee ci ginnaaw fekk fi sama kilifa ci Yoff sama kilifa ci Cap-Vert muy El Hadji Ndiaga Samb di koo xam ne kenn du wax ci histoire lébu te doo ko tudd kon kooku bu nekkee ci ginnaaw ministre Aly Ndoye le monsieur le ministre mënul juum mënul def leneen lu dul rek lii bëgg-bëgg yi nga xamante ne mooy bëgg-bëgg les acteurs te mu bokk ci mu taxawee ko di gërëm nag président Macky Sall bu baax a baax a baax a baax ci tànn bi mu ñu tànnal le ministre Aly Ndoye di gërëm Ndiaga Cissé Ndiaga nag ma lay ñaan ndax nag wax ji da ngeen may ku xam lu bari wax lu bari Ndiaga Cissé fi nga teg sa tànk foofu la feneen foo ko teg juum nga xale nga am nga compétence am nga vision te vision bii nga xamante ne moom la ministre Aly Ndoye yor waxul na vision am la de loolu ma gën a neex ci ministre Aly Ndoye nee na li ma jël programme bi di ko doxal programme Macky Sall la te kilifa yu war na nga di naan mën a mais moom déedéet nee na président Macky la président Macky Sall la kon boog loolu war na mën a tax ñu def autour am ndax moom mën a jël li nga xamante ne mooy napp gi yóbbu ko foo xamante ne moo gën a kawe di gërëm nag inspecteur Diouf ma fekk gànn ma lay gërëm bu baax di la sant di gërëm Omar Diaw sama xarit di gërëm nag président quai de pêche yi fi nekk yëpp di gërëm nag ki nga xamante ne nag mooy Thierno Mbengue aussi parce que nag wax dëgg yàlla moom ak ñoom général Jibi Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi si ginnaaw la ministre Aly Ndoye di ko jàppale di leen gërëm di gërëm sama kilifa yi ma fekk si ginnaaw yëpp ku lim juum li may wax nag mooy CAPS si boppam fa laay daanelee nag fépp foo xamante ne gaal nga fay teer wala mareyeur di fa teg di fa jënd jën jàppale nag CAPS dina fa teg tànkam dajale nañu fa nekk dajale leen ñu nekk benn say mën a di gisandoo di yëkkatindoo di dimbalante ndoo di mën a jël li nga xamante ne mooy le programme bi nga xamante ne di vision
bii la ministre Alioune Ndoye yor ñu nekk ci ginnaawam doxal ko te nag kenn duñu téye ndax ci dëgg lañ tegu di gërëm ñëpp di sant ñëpp